El Hadji Mame Mbaye Ndiaye nuyu naa la di la dalal di la ziar encore une fois ci sa plateau. nuyu naa la nuyuwaat naa la Yacine. nuyuwaat ñi ma bokkal plateau bi waa Guédiawaye yow lan moo téye monsieur le maire bi Guédiawaye. mag ji moom war naa ko lijjanti. yéen waa mag ji tamit est-ce que newul daa. xam nga li yëfi waa comme léegi révision yi tàmbali la xam nga léegi mu commencé di loolu. daa commencé dem sensibiliser. ah oui faaw mu dem sensibiliser xale yi dem bindu ji. waaw en tout cas il le faut de fu mu nekk nii ñoom ñëpp xam nañ ne élection yi ñu dëgmal nii élection ndaw ñi la. ndaw ñi ñooy tabb ñooy fal. dañoo fës yéenee falu donc bien boo ngeen dem nag bindu ji ndax kalaay toog di wax. day fekk nga yor sa arme ba pare te arme du lenn lu dul sunu carte électeur yi kon nag nañu dem bindu ji ngir mën a bokk ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal du ñàkk nag monsieur le maire bu Guédiawaye dafa wàcc sur le terrain dem sensibiliser ji kon def leen ni moom waaye politique yi dem leen sensibiliser ji ngir askan wi mën a dem li nga xam ne mooy bindu ji loo wax Yacine xanaa di fàttali suñu plateforme digitale fàttali ban la ci non fàttali parce que non Sénégalais yi ñoo bëgg ni ñu koy waxee aja na fan la ñu mën a suivre Yacine Sen TV Facebook l'officiel wala ngeen dem sur des médias l'officiel sur YouTube wa ila ngeen télécharger des médias sur l'application Play Store wala App Store et voilà non Yacine Sénégalais yi ñoo ko bëgg si ni muy doxalee nii wër na yàlla da nga cee bëri ay fans App Store boobu ngay wax Sénégalais yi non il faut que les gens arrêtent de dire App Store et puis yaa tax ma xam ko quoi man xaw ma ko woon donc comme xam naa ko léegi c'est bon ba ciy profité di jaale waa Tëngéej suñu benn mbir bu nga xam ne nii doogay waxambaane la man sax maa ko mag booy seetaan te ku disponible foo ko tesee ay bëñam ngay njëkk a gis doogay mu faatu bu gaaw si dee dafa mel ni dee yi xew yi la parce que doo da ngay jékki-jékki gis nit ki démb tey ji ñu ne la décédé na jéggi na dayoo kon nag ñu ngi koy ñaan yàlla xare ko àjjana fu mu jëm gënal ko fi mu jógee ak képp ku nga xam ne rek laaxu nga jamono ji yaakaar naa ne mën nañ dem si yéen a kaay groupe des médias mais nuyu Lala Aïcha Fall comme te ñëpp nee nañ et puis dafa def lu am solo xam nga HLM xoola kii bi commencé Mame Mbaye nag non xam nga moom professeur ba nit ñi nga nekk ba léegi di ko wax local mais professeur la waaw mais terewul commune am dafa dajale candidat yi nekk yi war a def bac defal leen révision loolu lu am solo pour ñu réviser li nga xam ne moom ay asin loo may def nii non loolu lu am solo la. lu am solo la waxante dëgg la def na lu am solo. waaw li mu wax dama am solo solaat na yëre professeur am delluwaat ci li nga xam ne moom mooy école bi pour aider ay candidats yi nekk si commune am. léegi lan la Bamba Fall def tamit. Bamba Fall moom xam nga lu muy def ñëpp xam nañ ko borom pavage yi borom social yi mi ngi si dëcc Bamba fépp Bamba partout Bamba everywhere doomu laaj keneen ki la dugg tiggi. laajuloo kenn nag. le ministre des forces armées ñu koy nuyu. ñu koy nuyu baat kii bi ñëw ñu koy door ak yéen a kaay groupe des médias sama mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk kaw gi sama mbokk yi nga xam ne ñoo dëkk sa Xombol Saloum Ndukumaan ak fi nga xam ne moom mooy Bampug wala Sine jamono ji si ban jaaxle la ñu toog la moo tax ñu toog si ban jaaxle moo di taw mi nga xam ne nawet bi dugg nañ si depuis mais taw mi dafa raar ba jéggi dayoo mu mel ni looloo sabab nag fu mu nekk ni ñoom ñu nekk si ak tiitaange seen sàq yi nga xam ne fa la ñu den denc li nga mooy grenier yi mooy sàq yi dara desatu fa fu mu nekk nii lu ñu lekk sax ay jafe-jafe la ay jafe-jafe la si ñoom ñu bëri njoxtu ni xiif gi dana fa gën a tar foofee sa dëkk kaw gi kon nag jot na gouvernement bi def ci ay pexe ngir nag taxaw leen ndax fu mu nekk nii baykat yi si ak ban jaaxle la ñu toog ba tey yéen kaay groupe des médias dafa ñëw ci li nga xam ne mooy révision exceptionnelle des listes électorales président Macky Sall kon jàpp na date bi ñëpp doon xaar date bi ñëpp doon xaar ngir nag mën a sóobu ci arène bi dëgg donte ñu bëri anticipé woon nañu moo di li nga xam ne moom mooy démarrage révision exceptionnelle liste électorale bi ñu ngi ko doon wax sànq kon nag ndaw yi dem leen bindu ji ndax bu voté jotee ngeen mën a voté ndax benn arme la ñu am jàmbat yi ñuy dégg nii ci télé yi reportage yi ñuy def fii naan amul ndox fii tali bi baaxul amuñu poste de santé loolu yëpp benn arme la ñu am moo di suñu carte électeur pour mën a dem voter changement daal di am loolu la révision exceptionnelle liste électorale yi di jariñ yéen kaay groupe des médias dafa ñëw ci li nga xam ne moom mooy cas yu bari yi ñu nemmeeku ni ci Covid 19 bi daal di wax nag interrogation sur la spécificité sénégalaise docteur Ousmane Dia di wax ne kon 42 lits de réanimation yëpp mënees nañu wax ne dañu ko occupé 176 lits réservés yi pour les cas sévères yooyu yëpp mënees nañu wax ne occupé nañu ko fu mu nekk nii nag chiffres yi ñu am askan bi dañ see tiit ndax bés bu yàlla sàkk yàlla ji moom coronavirus du ma wax sax yàlla ji
coronavirus gi en gros lay rey reyatul en détail yàlla ji bi rey en détail moom muy rey en gros loolu la ñu nemmeeku ci coronavirus gi ñu ñëw ba tey ci Walf Quotidien point de désaccord du dialogue politique bi bëri na ci ay point de désaccord yu nga xam ne nii ñu ngi doon xaar njiitu réew président Macky Sall wax ci waaye daf leen may patt bi yooyu ci yàbbiw ci loolu la ñu yéenekaay bii di Walf Quotidien xamal vers une suspension des cours sa université Cheikh Anta Diop yéenekaay bi ñëw ci law tax ñu dëgmal wala sax fi ñu jëm moo di arrêté li nga xam ne moom mooy cours yi doy na waar ñu ñëwaat ci Sud Quotidien yéenekaay bi déclaration de candidature tout azimut ñu gis ko ci local yi foofa na président Macky Sall dafa waxoon ne kon nañu respecté consignes yi fu si nekk nañu ko waxtaanee am benn candidat mais loolu amul ñëpp xam nañ ko ca Kaolack gis nañu fa candidature yi nu mu bëree ñu bëri ñu ngi naan ay Mimi Touré fii ay Mariama Sarr nga bëri na ci ñu nga xam ne samp nañ seen dënd nga dem sa Tëngéej nit yi Ismaïla Madior Fall ñi ngi taxaw ne ko faw nga bokk Omar Gueye ak seen coalition bi ñoom Souleymane Doy taxaw ne faw ñu am seen candidat nga gis côté bee Aline Fall Mar ñoom it ne faw ñu am seen candidat ñu àddu jëmale ci réew mi quotidien ñëw ci point de désaccord yi nga xam ne moo am si dialogue national bi 36 sujets la ñu waxtaanee 27 points d'accord mu mel ni kon 27 points yu nga xam ne nii déggoo nañu si réew mi quotidien ne am na juróom-ñetti poñ yu nga xam ne ni kenn déggoo si mooy point de désaccord yi ñuy xaar nag li nga xam ne moom mooy njiitu réew mi mu yëy ci yàbbi ci daara de Baye Touba rébellion des battus gis nañ ko sànq ci sunu journal bi muy benn daara bu nekk foofee sa Touba xale yi fippu di jóge ci immeuble bi tëb di wadd ba kenn ñàkk si bakkanam mi ngi amoon 19 ans si ki nga xam ne moom moo ci faatu kon nag jot na ñu defaat taxaw seetlu ci nekk nu ndongo yi si daara yi parce que fan yii yëpp ñu ngi doon dal ci ay élèves yu nga xam ne ñoo xotti seen i cahier ndax dañu dem vacances ñëpp di ko ñaawlu kon nag conditions yi nga xam ne moom moo nekk ci daara yi nañu ko waxtaanee surtout modernisation des daara bi nga xam ne saa su ne ñu ngi koy wax instigateur de la mutinerie des ndongo daara moom laa leen doon wax sànq moom dafa mujjee faatu moom Falilou Fall fukki at ak juróom-ñeent sa la toll woon moom nee na ñu moo sookee xale yi nu ñu fippoo ba doon tëb ci li nga xam ne moom mooy daara jooje nekk sa Touba ba mu am ñu si moom mu faatu si ñu si des jële ci ay gaañu jafe-jafe yi conditions yi nga xam ne moom la ñu nekkee foofee moom moo tax moom ci boppam mu sooke xale yi ngir nag ñu maanaam tëb bu ngi dem a rëcc ci li nga xam ne moom mooy daara ji Yacine Seck li ngay naan da nga ciy maye wala nga denc ko fii njoo rek nekkoo fii. fagaru mel ni nga ne. ma ne ko fagaru rek. moo gën faju. waaw na ñëpp fegoo gën faju loolu la. El Hadj Diouf vice-présidence bu amicale des internationaux de football du président moom mooy vice-président bi fédération bi dans 4 ans le président de la fédération sera un des nôtres faire 4 ans. ci ñoom lay bokk si ñoom lay bokk. mais ñoom quel soit alpha si ñoom lay mën a bokk ñoom acteurs yi. li fi nekk kay mooy ñeenteelu mandat bi nga xam ne Augustin Senghor moom la bëgg te Odia fa la ñëw Odia fa la ñëw dinaa moom la ñuy tëj nga ne. mais dañ ko fiy tere ñu ngi ci quatrième mandat moom dañ ko fiy tere. dañ koy tere waaw quatrième comme troisième mandat dañ koy tere. kay quatrième mandat ma sa wax. ñu ñëw ci scandale de déchets biomédicaux au cœur de la Médina fii nag li fa am dafa doy waar. parce que nit ki bu ñu la opéré li ñu dagg ci yow seringue yi nga xam ne baaxul. nit ki am doom yenn buti njurukaay et tout ça yooyu nga xam ne ànd bi yooyu yëpp ñu boole ko. xam nga am na normalement fu ñu ko war a mën a lakk ci biir hôpitaux yi mais fii dañ nemmeeku ne ay pansement ay seringue jeté loolu dañ ko sànni ci mbedd yi ay membre amputé yoo xam ne da nga opéré nit ki dagg ko ay yenn cër yi ay cak-cak lañ koy jox dañuy yónni pour ñu tuuri ko parce que peut-être y a hôpital nu ñu koy weeti bi nekk ci polyclinique ak beneen bi nekk ci booru Sam noonu booru hôpital Abass Ndao mais am na benn xeex boo xamee ni ay sénégalais ñu ngi ko doon def pour la préservation justement de l'environnement ci booru ginnaaw hôpital Dantec ginnaaw hôpital principal parce que surtout ginnaaw hôpital Dantec fa lañ doon sànni ay seringue ak yeneen alors que dafa war a am bërëb yu ñu koy yóbbu comme Mambay li mu wax lakk ko ba nga xamee ni nit du ci jot mais da ngay ñëw fekk ci plage yu ginnaaw Dantec ay seringue yoo xamee ni suuf si day jaxasoo ak suuf si boo fa doxee sax mën nga cee gaañu mais ça c'est un problème et ça je pense que ce sont aux autorités pas seulement
ministère de la santé mais ci hôpitaux yi ñoom seen bopp ñoo war a jël seen responsabilité ba lu mel ni duñ ko gis parce que c'est un danger xam nga xale dina romb seringue sax fooye ko. wala li ngay wax fooye ko c'est dangereux. boobu benn Sénégalais. c'est un Sénégalais libanais oui qui a justement moo créé justement exactement parce que c'était un problème boo xamee ni da ko gis. il s'est battu pour ça moom ak yeneen i nit mais les gens se battent aujourd'hui ci loo xamee ni mais waru woon sax nekk. tey waroon nekk à la une d'un journal. ay déchets biomédicaux war nañ dépasser genre. war nañ dépasser loolu. opéré nit ki yenn cër yi nga jël ko dagg ko ñu war ko sànni comme ça nii loolu doy na waar mi ngi mel ni comme seringue li nga sànni ko ci mbedd yi xale di ko fowee wala nit ki jëfandikoo préservatif ba mu nekk sànni ko xale yi jël ko di ko ëf. bari na fi yàgg nañ ko gis. si mbedd yi bari na xale dañ koy fowee. comme te temps bi daf ñoo xot ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy Covid 19 ba tey ak li nga xam ne ñu ngi ko fi doon wax démb rek épidémie bi ñenn ñi nga xam ne dañuy dem rek feebar parce que ne dem faju seen bopp waaye danger la ruée vers les pharmacies et les dangers de l'automédication feebar au lieu nga dem faju ji da nga jubal ca pharmacie bi rek jox ma tel garab wala nga toog ne Mamadou Fofana lii moo ko faj man mën naa essayer loolu te alors que yaram yi duñu benn ñu jeexalee peut-être ci li nga xam ne moom mooy Odia ñu ngi ko doon wax sànq parce que si la bokk kan mooy jiite li nga xam ne mooy fédération sénégalaise bu football bi en tout cas mi ngi dox si diggante Madi bi nga xam ne moo jiite génération foot ak ki nga xam ne mooy Augustin Senghor ak coalition bi nga xam ne moom la am lu mu ci man ci doon ku ci nekk moo ngi def campagne jamono ji dem nañ ci douane yi dem fës kee ne dajeex njiiti club yi ngir waxtaane li nga xam ne mooy seen programme noonu lañ ko defee. ma nga noonu yàlla jaajëf dinañ ci am lu leer naa ñu fekk xam naa ni ay temps yi di ñëw rek merci beaucoup Mame Mbaye Ndiaye Mame Mbaye mooy dellu si waat ñëw présenté leen xibaaru suba si ànd seek Birahim Diadji Touré dans les normes avec El Hadji Mansour Diop bu dee ñëwulee rek Mamadou nga kii rek nga daas fanaana rek te taxaw nag Fofana xam naa ni taxaw bi metti na lool mais toogal rek aywa léegi lay doon dañ ci àndi la